baar mi ngi koy jox nouvelle yëpp vraiment kontaan na ci yéen ay femmes yu jàmbaar ngeen ay femmes yu bëgg seen bopp ngeen waaye comme fi ñu war a jaar dafa bëri tey dañuy tënk rek jublu ci mbir mi jox ki nga xamante ni si tey dañuy wax ni dëkk boo duggee ci dëkk da ngay jaar ci bu nañu waajal seen bés bi tey xam naa lu ñu fonk la te fonk nañ la tamit ndax depuis 3 heures maa ngi gis ñoo ngi dugg di génn kon waajal nañ bés bi te xam naa ne wóolu nañ la kon ñu ngi leen di dalal vraiment di leen yaatal fii ci dëkk bi seen dëkk la ngeen ñëw fii ngeen ñàkk fee ñëw yëpp gis nañu seen manin ak seen defin ci biir dëkk bi donc vraiment ñu ngi leen di dalal di yaakaar na vraiment lépp lu ngeen nar ci biir dëkk bi dina nekk lu florissant demain vraiment ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay fii di gërëm aussi jigéen ñi taxaw bi ngeen taxaw vraiment pour accueillir seen leader bi te gis naa ne vraiment farlu ngeen ci kon lépp lu leen ci mën a am vraiment ngeen dimbali ko ba lépp lu mu fi mën a xalaat aussi mu mën koo matali merci beaucoup. Leewtoo ñoo ngi kii xanaa tey la yàlla dogaloon ñu jàkkaarloo nii waaw tey la ko yàlla dogaloon may gërëm nag sama jigéen ñii nga xam ne nag kenn demul bàyyi leen ndax tey fi tey bu ñu amee fit engagé bay jàkkaarloo ak autorité di wax ak moom ñoom ñii ñoo ñu may fit ndax seen liggéey rafet na macha allah seen loxo set na te lu ñu sumb daan ko bi nga xamee ne nag loolu am na ñu commencé nii ci dëkk bi nii di wut ay loo xam ne comme ku ñu jàppale ñu mel ni yéen boobu ba léegi nag ñoo ngi xaar di nga xam ne na ñu bootal suñu kumba mii nga xam ne nag kenn amul fayam mag bu teey la te kumba mag bu yaru la boo ko gisee sax da ngay defee ne xëy na amul aajo waaye xëy na yàllaa ko yar yàllaa ko binde noonu ñu koy gërëm ci loolu di ko sant ndax mënoon naa xalaat leneen lu dul lii waaye mu boole ñu jamb suñu guy jamb suñu Dakar lii yëpp mu toog ne kaay leen ñu def lii te loo xam ne la jëmale suñu dëkk bi kanam ndax dañoo yor suñu doom yi ne ci dëkk bi bëgg nañu ku ñu jàppale ci njàngu xale yi ñun jigéen ñi béyku amul maternité suñu école primaire bi bëgg nañu ku ñu ko collectiral bëgg nañu fii ay centre yoo xam ne suñu doom yi ci li ñu nekk ndax tey fi tey suñu doom yi bu ñu amee liggéey ñun yaay duñu tëddee dañuy nelaw duñu xalaat dara ndax boo xëyee tey di bëgg a xool sa doom lu mu añee lu mu reere nga bëgg a xalaat lu muy liggéey wala lu muy kii yow doo ànd ak xel bu dal kon nag ku la jàppale ne la kaay jàpp ci lii nga dem liggéey ñun ku ñu jàppale la ñu bëgg dañoo bëgg ku ñu jàppale dëkk bi amul kii maternité amuñu ay centre bëgg nañu suñu doom yi fu ñuy liggéeyee xale yaa ngi fii jàng ba yor seen diplôme amuñu fenn foo xam ne mën nañ koo xalaat wala ñun lu ñu mën a def ba ñoom ñu liggéey ñun amuñu moyen boobu loolu ñaan nañ leen ko. bi loolu weesoo dañoo bëgg ngeen jàppale suñu doom yi ndax tey fi tey suñu doom yi ñooy suñu lépp dëkk baa ngi nii tubaab fakal la macha allah kenn mënta xàmmee chrétien ak musulman ñun ñëpp benn bopp lañu ku xëy sa. léegi nag ñu bëggoon ngeen jàppale ci loo xam ne financement ngeen jàppale suñu doom yi ci njàng mi jàppale ci fourniture jàppale ci lépp ndax dëkk bi neexul dëkk bi neexewul fenn fépp a metti ñu bëgg na ngeen jàppale ñu bu baax a baax jàppale suñu doom yi muñu ba nga xam ne ne bu ñu nekkee suñu jëkkër yi suñu xel day dal. baar nag jàmbaar la parce que yàgg nañu xamante mu war a taxawal mais commune Fandène mu nekk ab kilifa ab responsable ñu wóolu ko loolu ànd ak suñu président El Bachir mii El Bachir nag xam naa ci moom dara ndax man woo na ma mook baar ma dem ba këram ma président Mansour mi toppoon ci man ñu toog ci lu mu jëm ci wàllu dëkk bi mooy lan xale yi bu ñu demee recevoir nañu ñun it invité nañ ko bi benn yoon ci ASC benn diine mu def ci li ci mën kon maanaam yëg na dëkk bi ñëwu fi tey rek yónnee na fi loxoom ñëw na fi ba loolu wee moom it ba ma demee waxtaan ak moom ma ne dëkk ba de am na ko jàmbaare ko fa daan ñëw koy jàppale jigéen ñi te yow dama dégg nga fiy wax waxi jàppale waxi financement mu ne ma kook kan la ma ne ko Babacar Pascal mu ne ma kook sama xarit la te nee na moom moo waxal ne kooku soxorul xam nga moom mi nga xamante ne xam na ne Babacar soxorul kon moom moo gën a baax Babacar ndax
kiy jublu di jël xaalisam xamu leen mu ne leen kaay leen mu financé leen lu ne dégg ngeen ko dégg ngeen deer balaa nga cee jot di nga daw ba sa deeru tànk yi di yàqu moom day xëy rek def li muy def kon kooku ku jar a jàppale la. kon Bachir xam naa du jarul may guddal wax ji ndax yow jàmbaar nga te it xam nañ la depuis ci nawetaan yi ci sampaate yóbbu nga équipe bi fu ne comme nag joueurs yi ñi fi nekk ñëpp ay jeunes xam nañ la présentation bi rek xam naa dina am waaye ñoom ku wax rek na ni kii xam naa ko ndax jàmbaar nga wax ji nag du ma ko guddal di leen gërëm di leen sant. jërëjëf Grégoire. suñu responsable bi fi nekk di Koumba Dia Fadima moom tamit elle est infatigable di ko nuyu bu baax di nuyu aussi mon frère Grégoire comme ni mu ko waxee rek xamante nañ bu baax. waaw te moom tamit ku ñàkk iñaan la ku baax la vraiment yombalal nañ suñu entrée fii ba pare nag teg ci loxoom. donc man dama koy sant di ko gërëm. di leen sant yéen ñëpp yéen jeunes yi. wante président très vite du ma yàgg parce que comme ni ngeen ko waxee jigéen ñi wax nañ ko xale yu góor yi wax nañ ko plainte yi bari na fii. te loolu noonu buñ toppoon dëkk yi nekk Fandène yëpp dëkk boo jaar même jàmbat la ñuy jàmbat ndax lan ndax kii fi nekk kon nag jot na yéen population yi ngeen xam ne kii dafay war a jóge te nag kii sax moom dafay jóge ba pare dama leen di wax tey révélation lu ngeen xam ne yëgu leen doon koon moom dafa pare parce que instant yi nii moom bu même bu gañe woon day dem mais am na ku mu teg ci suuf pour remplacer ko muy jarbaatam xaw ma leen xam ngeen ko wala xamu leen ko ci liste bi la ko naroon teg Ivan Tine moom la bëgg a teg yéen xam ngeen li ma la ñi xam dëgg xam nañ li may wax ci liste bi la ko bëggoon a dugal mu xam bu ko dugalee du sotti mu def ko premier suppléant loolu lim ci jublu mooy lan bu gañee jox ko dem toog noppalu ji bàyyi ñëw kasarkare suñu avenir yéen nag kon fi ma leen di booy les populations tey jii ñu ànd ak ngeen ànd ak man ñu ànd ak El Bachir mii nga xamante ne woon wóolu naa ko gëm naa ne tey jii bu ñu ànd ak moom mën naa suqale suñu dëkk bii donc bu ñu ñàkk fële opportunité bu ñëwee dañ koy saisir gëm leen dëgg leen li ma leen wax bu baax nag li ma leen wax du waxu politique dëgg laa leen ndax xam ngeen li fi nekk lépp xam nañ ko donc dañ jàppale jàmmi gox yi au soir du 23 janvier ñu fal Mamadou Bar ànd ak El Bachir Gueye ñu liggéey dëkk bi loolu nag laa leen di ñaan kàddu yu deetul bari. waaleykum barakaatu ñu ngi nuyu waa Peykuk séeréer yëpp di jiital ci nuyoo bi le chef du village nga xam ni mooy Jacques Faye vraiment di ko remercier bu baax ci dalal bi nga xam ne moom la ñu dalal ci dëkkam bii di remercier aussi son frère Greg nga xam te ni aussi comme ni ma ko waxee il est bien connu au niveau de Thiès ñëpp xam ko ci taxawaayam ak ci bëgg fii nga xamante ni mooy village am bii di Peykuk donc su ma fa jógee aussi di remercier notable dëkk bi yëpp di remercier jigéen yi mais aussi remercier la jeunesse en particulier Samba bi nga xam ne moo fi jël léegi parole vraiment wax avec détermination wax aussi ay doléances dëkk bi nga xam ne doléances yooyu tey jii soo waree fii yëpp ci Fandène moom même doléances yi nga fay fekk donc tey jii ñu ñëw fii ci Peykuk vraiment avec un sentiment de plaisir et de satisfaction parce que dañu ñëw tey bëgg a waxtaan ak yéen waxtaan ak jigéen yi mais surtout aussi waxtaan ak jeunesse bi tey jii ñëpp xam nañ ni Sénégal dafa métti donc suñu waxee nag dëkk dafa métti wax ni ville dafa métti donc village yi kenn waxaalewu ko mais heureusement ba nga xamante ni lu ëpp ci population bi comprendre nañ loolu tey jii population bu yi di Peykuk comprendre nañ que ni il faut ñu jël seen destin entre leurs mains te tey jii jigéen yi desuñu ci ginnaaw parce que même organisation wala même groupement yi ñuy gis fële ci ville ba moom lañ fekk fii boobu ba léegi nag monsieur Bar nekk ci di daw pour que financement yi nekk fële Thiès mu egg si fii Fandène man aussi ma ànd ak moom bëgg a financer fii avec joie bëgg a jàppale jigéenu Fandène yi parce que ay jàmbaar lañ man nag comme ni ma ko waxee chaque fois lépp loo xam te ni def naa ko ci ay financement dama ko def li wajhillaahi taala dama ko def pour jaamu ci yàlla avant tout ndax man amila saalihan fa nafsi wa man asaafa alayha lépp nit ku def ci lu baax sa bopp nga ko defal boo def ci lu bon aussi sa kaw bopp lay dal donc ñun dañu ñëw fii indi financement yi pour 2 raisons raison bu njëkk bi mooy dañu bëgg jigéen yi am autonomisation parce que tey jii suñu xoolee groupement yi seen cotisation yi ñuy def wax naa ko doyul pour ñu atteindre loolu ñuy wax le développement inclusif et pour cela il faut que donc ñu jàppale leen ci ay autofinancement yooyu nag man sam poste laa ko génnee jox ko jigéen yi boobu ba léegi
financé naa presque 106 cellules. cellule bu ci nekk fële au niveau de la ville de Thiès financé naa presque 1,5 million. te loolu yëpp c'est dans l'optique ñu am autonomisation non seulement mais que ñu mën a tôt ou tard créer de véritables sociétés de marché yoo xam dafay permettre ëllëg si biir suba jigéen yi am non seulement autonomisation mais ñu compétitive sur le plan local et sur le plan international. donc loolu nag tey jii jigéen ñu bëri fële ci ville ñu koy commencer comprendre autour de leadership avéré parmi les femmes yi nga xam te ni comprendre nañ tey jii sookulu développement au Sénégal c'est à partir de la base te quand on dit le développement à la base c'est en partie les femmes ensuite la jeunesse. donc tey jii sànq li Samba wax dama koy fekk si ci loolu mais sauf que il faut ñu comprendre benn affaire li ñu war a comprendre mooy que ni waratuñoo toog di xaar gouvernement bi il faut que ñu jël suñu destin entre nos mains et pour cela il faut que organisation bi nga xamante ni moom la jigéen ñi am il faut góor ñi am aussi même organisation yooyu pour que financement autofinancement yi di am nga xamante ni souvent bu ñu koy def c'est dans le cadre de la solidarité aussi jeunes yi mën cee am. léegi nii maa ngi waxtaan ak Jacques nga xamante ni di ko expliquer pour Ouest bi nga xamante ni souvent xam nañ ko fii ak talent bi nga xam ne xam nañ ko fii souvent ci jeunes yi nga xam ne jeunes footballeurs Paykook lañ. moo koy expliquer léegi rek en 2018 je crois ñu ñoo éliminé Paykook le deuxième tour fële Thiès mais il y avait une très bonne équipe de Paykook avec des jours 38 donc ma ne ko nag loolu pour mu mën a sax c'est vrai ASC baax na football baax na mais il faut que ñu créer ay yeneen association yeneen groupement de jeunes yoo xam te ni li koy tax a jóg mooy développer seen gox mais aussi am développement collectif. tey jii sànq wax na ko jeunes yu bëri am nañ seen diplôme jeunes yu bëri am nañ seen métier mais en dehors de ça wala au-delà de ça war na am beneen groupement de jeunes boo xam day nekk fii di œuvrer pour le développement collectif de la jeunesse. donc tey jii li ma mën a wax fii pour fii ci Paykook pour assurer leen parce que dafa am loo xamante ni mën nañ ko ñun en tant que mouvement audit ak en tant que la coalition Jàmmi Gox yi am na li nga xam ne mënuñu ko parce que damay bëgg di ko rappeler parce que ñun bëgguñu di joxe di wax promesse yoo xam ne duñ ko tenir wala duñ ko mën sur les 9 compétences transférées wax naa ko ci mairie yi décentralisation bi deux compétences rek pour l'instant la jox la transfert financier yi la état assuré te wax naa ko sax loolu sax dëgërul muy la santé et l'éducation te bu ñu demee fii xool ci mairie ni ñuy doxee sax wax naa ko di ko wax fii suba duñu tax ñu pare li ma bëgg nag ñu comprendre ko fii mooy déjà dañu indil benn financement les femmes pour que femmes yi aussi mën a commencer yi activité mais ci biir loolu aussi dinaa comme ni ko Samba waxee dinaa joxe benn enveloppe wala 2 enveloppes benn bi ma destiné ko à la mosquée benn bi à l'église donc boole ko enveloppe bu financement bi donc l'autre chose moom mooy après dinañ toog ak Samba ñu waxtaan bu baax xool naka la ñuy créer lii nga xamante ni moom mooy groupement bi nga xamante ni aussi day nekk groupement wu jeunes yi parce que tey jii bëri na loo xamante ni jeunes yi mën nañ ko liggéey fii Paykook problème yu bëri mën nañ ko relever mën nañ ko résoudre ak ces jeunes là mais il va falloir qu'on s'organise bu ko defee ñu expliquer leen naka la ñu war a liggéeyee jox leen li nga xamante ni moom mooy donc ñi nga xam noonu lay audit di liggéeyee ba ñu comprendre bu baax a baax naka la ñuy liggéeyee su ko defee ensemble ñu mën a jóg liggéey fii Paykook loo xam ne sax xëy na du jar sax ñuy xaar même la mairie parce que bëri na fi ay problèmes yoo xam te ni identifié naa ko fi du ay problèmes yu métti du ay problèmes yu compliqué il suffit que ñun ñëpp ñu ànd rek boole suñu doole jàppalante bu ko defee dinañ mën a résoudre indi solution ci problème yooyu. donc may félicité waat ñëpp di kontaan fii ñu ñëw taxaw tey ci Paykook di wax ni Paykook suñu dëkk la ñun ñëpp tey jii préoccupation wu jeunesse bi préoccupation wu femmes yi suñuy préoccupation la ñun ñëpp ensemble ñoo war a xeex pour que tey ndóol mi gi jóge fi loolu nag ma bëgg ñu commencé ko ci coalition Jàmmi Gox yi le 23 janvier bi parce que wax naa soo xoolee liste yi nga xam te ñooy compétir yëpp doo ci gis benn mel ni coalition Jàmmi Gox yi coalition Jàmmi Gox yi mooy benn liste boo xam doo fa gis politicien man mii di wax ak yéen du ma politicien musuma milité ci benn parti baar mi pare ñi ci nekk ñëpp musuñu milité ci benn parti ay nit ñoo ci nekk yoo xamante ni ay jeunes lañu yu sociable yu serviable fa ñu dëkk ñu gëm fa ñu dëkk ñu jàpp ne bu ñu leen dugalee ci mairie yi dara du leen ñor lu la seen préoccupation wu dëkk ñu jël leen def leen suñu liste pour que ñu dem briguer suñu ciblage population yàlla may ñu ndam ñu mën a defar suñu dëkk yi
donc loolu laa ci bëggoon doole vraiment di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp jërë ngeen jëf.